moom it mu ñëw fi nga xamante ni moom it mu ñëw fi nga xamante ni moom moo di New York moom Aliou Mbaye Nder defe naa ni léegi sax ñu yegg sa cappaandaw la moom samedi bii nii la novembre le 23 2019 Aliou Mbaye Nder nag moom bu ñëwee New York moom xam naa ni dina mën a toq sa bënn sañ ba réer dina way bi fecc bi ayca kon mbokk yi ñu dellu ci li nga xamante ni moom moo di dama soo benn xarit moom jabaram daal di xuloog moom 2 mois ci digg sedd bu metti benn bés ñu tëdd ba xaaje guddi ndaw si daal di jël mbàjj mi daal di koy sàngoo daal di banku rekk wan ko gannaaw sama xarit bi yaay jombe ñaaw dal di jóg ci guddi gi jël ànd bi mu def ci këriñ ba mu yaañ mu yóbbu ci biti di ko boyal mu boyal ba mu yaañ mu del si ci néeg bi toog di jaaru mu jaaru defe naa ni bu ma déggee boyal teg ko ci ànd bi seen xel dina dem ci seen soxna yi di leen bëggee bu baax a baax sunu mbokki moodi yi nekk fii ñi nga xamante ni ndeysaan seen soxna yi da leen a sori ñi ngi leen di masawu bu baax a baax mbokk yi di leen fàttali rek ñi ngi dalal ki nga xamante ni moom moo di Aliou Mbaye Nder fi nga xamante ni moom moo di ci rajo Talk Show TV Mbaye maa ngi lay nuyu Aliou Mbaye. kontaan lool aussi man aussi di nuyu vraiment di am mbégte bu baax a baax di ñëw ci émission bu mag bii nga xam ni que waa Amérique yëpp dañ koy déglu rawatina waa New York di ci aussi profité di nuyu waa Amérique yëpp di nuyu waa New York ak li ko wër vraiment kontaan naa trop. ndeysaan maa la gën a kontaan man mi nga xamante ni tey mën nga fekk ci fii nga xamante ni moom moo di rajo télévision bu New York ATM Talk Show TV defe naa ni da ngaa feggoog ki nga xamante ni moom moo di DJ Khoule maa ngi lay nuyu. ATM maa ngi lay fay. ñu bàyyi la nga nuyoo ci kanam tuuti ñu dellu soit ci yow. xanaa di nuyu mbokk yi déglu émission bi en ce moment di leen ziar di leen wax ne ñu ngi nii ci ATM Talk Show jaajëf. ay ci kon Aliou Mbaye. waaw noo may woowee yow. Aliou Mbaye Nder. Aliou Mbaye Aliou Mbaye Nder kon boog Aliou ginnaaw bi ñu la dalalee ci émission bu mag bi ñu gën koo xam ATM Talk Show TV ñi ngi bëggoon a allo ñi ngi bëggoon a xam li nga xamante ni moom moo la tax a jug ba nga ñëw fi nga xamante ni moom moo di États-Unis d'Amérique. waaw non dama nekkoon tournée Canada et puis jógee ci tournée bi ñëw fii ci États-Unis donc li may indi mooy dama ñëw pour vacances aussi pour saafonte aussi sama mbokk yi ne fii sama am di jàmm yi sama soppi yi xalaat ni aussi war ma mën a dem Sénégal te bëggaluma sama mbokk yi fi nekk vraiment ci rajo suñu Afrique et puis bëggal suñu mbokk yi nga xam ni ko aussi xam nañ lan mooy culture africaine rawatina culture sénégalaise. ñu gëj la dégg ci marché bi lu xew. oh je pense que xëy na fi ngeen nekk ak fi ma nekk dafa sori am na décalage mais ñu ngi ci kawam ñu ngi góorgóorlu. non mais ñi ngi dégg yaa ngi kii mais ay jamono. ñi nga doon bombe yi dëgg Aliou Mbaye Nder ay jamono. nit waaw non xam nga match boo gis am na mi-temps. Après gars dañuy reprendre comme ni mu ko waxee rek. adduna moom xam nga dafa am nu muy demee te su fekkee da nga nekk un artiste professionnel. da nga am plan de carrière booy suivre doo topp mode wala boog ci wolof doo topp luy xew da ngay suivre sa plan de carrière. par rapport di nga xalaat ni lii soo ci jubloo mën na baax par rapport ak li nga xalaat ni moom ngay def pour askan bi. loolu dong la parce que tout simplement ñun ay professionnels lañu am na loo xamante ni noonu la ñuy wéyale suñu wàllu liggéey ba tax na duñ ci yàkkamte dara. voilà. en tant que artiste bu mag jamono ji ngay gis ni am na say rakk yoo xamante ni ñi ngi tàmbalee yéeg ci way bi genre ma bëggoon xam ba xam yow ban jàngat nga am ci jamono ji léegi
ak waykat yi léegi seen doxalin ci way bi. waaw ñenn ñi samay rak lañ ñenn ñi samay doom lañ. jàngat bi ma ci am mooy am na ñoo xamante ne bii fa tabarakallahu ñoom ñu ngi koy def wala boog ñu ngi koy jéem a def ci defin bu baax mais am na ñeneen ñoo xamante ni bii aussi ñu ngi def safaan bi parce que xam nga musique moom dafa nekk loo xamante ni bii ku koy def ku nekk war nga xam ni que c'est un métier très noble et très vicieux ba tax na nit ku nekk war na sàmmonteeg boppam sàmmonteeg askan wi nga xamante ni bii li ngay liggéey ci ñoom la jëm. ba tax na damay wax toujours rek ni war na nit ki war na am lu ko ñaax ci askanam pour mu contribuer ci développement askanam musicien bi dafa am rôle bu mag boo xam ne daf koy jouer ci àdduna surtout ñun Sénégal dañ nekk benn société boo xam ni que dafa am lu bare loo xam ni que dañ ci war a liggéey surtout ñun artistes yi. parce que li ñu war mooy di yeete di wax ak nit ñi di leen ñaax di leen encourager pour benn dérive bañ a am. ci wàllu woowu la ñuy liggéey ba tax na am na ci ay jeunes musiciens yoo xamante ne bi gis nañ ñu ngi koy def et ñu ngi leen ci encourager bu baax aussi. comme lan nga gis ni jàpp nga ni war ngeen si gën a mën a liggéey bu baax a baax. ci comportement adduna moom lépp loo gis rek nit ki di ko doxalee li ci war a njëkk mooy comportement parce que am na benn waykat bu tudd Alioune Mbaye Nder booy way nit su yiwee baax ci yarinoo la. voilà. comme comportement comme nan ci solo bi ci jikko yi ci doxin bi ci wayin bi ban comportement nga bëgg wax. mais wax nga ko. maanaam ban comportement nga ci bëgg wax. mais mooy li nga wax mooy am nga comportement mooy doxalinu àdduna am na fu muy toll foo xamee ne que nit ki ci boppam dafa war a seet boppam xool fi mu jógee xool fi mu bokk xool li mu war a def xool li nga xamante ni bii bu fekkee ne moom yàlla dafa dogal mu nekk nit ku am baat dafa war a xool li muy teg ak li muy wax askan wi pour ñu mën ko jariñoo et comportement aussi dafa laaj aussi nit ki di jéem a xool nan lay fexe ba contribuer ci développement réewam te nit ki li muy Olof Njaay def ni lu waaye di wuyoo rek daf koy niru donc lépp en un mot ça revient sur le comportement. voilà. est-ce que yéen yi nga xamante ni yéen a jiitu ci musique bi yéen a jiitu ci art bi yéen a ngi waxtaan seen biir comme ku si mel ne yow Youssou Ndour Omar Pène Ismaïla Lo est-ce que yéen a ngi waxtaan seen biir di xool lenn loo xamante ne mun ngeen ko liggéey ba ëllëg seen rakk yooyu ak seen doom yi bu ñu ñëwee dinañ am lu ñu fi fekk. waaw xam nga c'est vrai que parfois on se voit très rarement parce que ku nekk sa calendrier ak ni ngay doxalee sa àdduna mais dañuy waxtaan suñu biir par rapport ak li ñuy way donc ku ci nekk da ngay dégg sa morom da ngay dégg li muy développé ñun ñi nga xamante ni bi tey ñooy mag ñi man xëy na su ma sax ñooy mag ñi man am na ay sumay mag yoo xam ñoo ma ci jiitu mooy ñi nga wax léegi et te ñoo ñoo topp ci ñoom sës ci ñoom rek ba tax na aussi ñoom li ñu fi def ñun yàquñu ko ñu ngi fexe xool nañ lañ koy gën a continuer nga xam ne que dafay nekk lu continuer benn suivi boo xam ne que suñu mag ñi def nañ ko fi te ñun il faut ñu àggale ko. waaw ba tax na xëy na toog di waxtaan parfois mun na am mais c'est très rare mais li ñuy waxtaan daal maanaam jarog bi ñuy def suñu biir mooy par rapport ak album yi ñuy génnee ku ci nekk di ñaax sa morom di ñaaxal askan wi. mais est-ce que yaakaar nga ni waxtaan boobu rek moom moo mën a avancer loo musique sénégalais bi maanaam nga génnee album ñu lay woo di la si encourager ak yooyu noonu en tant que yéen ñi nga xam te ne ay leader ngeen ci musique. non affaire bi dafa weesu fi ngay waxee nii affaire bi dafa weesu fi ngay waxee parce que xam nga boo nekkee leader d'opinion nekk nit di ñu déglu comme ni ñu koy xalaatee lépp looy def rek dafa am fu mu tegu parce que dafa am ñoo xamante ni ci ñoom la jëm ci ñooñu mu jëm dafa am benn solo bu ñu ko war a accueillir bu ñu ko war a dégloo bu ñu ko war a dundee. ba tax na tey jii musicien bi nga xam ne que yàlla def na mu nekk ci kaw di wax loo xam ne que askan dañ koy dégg dafay war a fexe ba li muy wax bu ko waxee nit ñi mën cee jariñu. non xam naa ni message bi mi ngi jàll yow sa message mi ngi jàll message yu Omar Pène wala Youssou Ndour message yi moom mi ngi jàll mais loo xamante ni di ngeen ko fi tabax ay label ay bërëbu wayukaay ay
studio yoo xamante ni tey si tout tànk yi dinañ mën a ñëw jaar ci yooyu noonu mën ciy liggéey nga xam ne dinañ ñëw fekk lépp impact. waaw je pense que am na ñoo xamante ne bii ñu ngi ci béy seen waar tey jii parce que xam nga musicien moom li ko war mooy yaatal et fexe ba nga xam ne que moom li muy liggéey dina ci mën a teg dara loo xam ne que suñu doom yi wala suñu rakk yi buñ fa ñëwee wala buñ ci jaaree dinañ mën a tegu ci yoon et je pense que loolu ñu ngi ci et du ma sa deñ. comme ci lu mel nan projet bu mel nan la Aliou Mbaye Nder nekk jamono ji boo xamante ni mën nañ ko xam. waaw projet bi Aliou Mbaye Nder nekk mooy am na benn structure bu ñuy tuddee APM boo xam ni que Afrique Production Musique la boo xamante ni bii am na complexe la musical boo xam ni fas yéene nañ ko tabax biir Sénégal képp koo xamante ni bii acteur culturel nga suñu yàlla dimbalee ba nga loolu sotti di nga ci mën a jariñu vraiment. maanaam loolu tamit yaa ngi ciy liggéey taxawagul. waaw ñu ngi ciy liggéey projet la boo xam ne ñu ngi ciy liggéey et je pense que na taxaw incha allah. ñan nga ciy liggéey. waaw suma staff. comme ñu mel nan. waaw mënuñu ko wax suma staff. staff yi mënoo leen wax. non. jërëjëf mbokk yi ba tey ñu ngi leen di fàttali ni yéen a ngi ci ATM Talk Show TV borom l'est le ouest le nord et le sud jantal animateur best of d'animateur in the world fii ci New York tey nag ñu dalal ndaanaan bu mag. mais kan moo doon nommé loolu yow. non loolu bi ñu ma ko nommé yàgg na non Nder bul dugg ci yooyu. all right ok go ahead. non bi ma ko nekkee yàgg na. ayca naka noonu di bëggee bu baax a baax képp koo xamante ni yaa ngi ñuy déglu jamono ji defe naa ni auditeurs yi ak auditrices yi ñu ngi déglu ak seen nooy yi tey nag surprise am na parce que li ma leen tàmmaloon tey ñëwul muy animation bi ngeen ko doon am en direct mais tey li nga xamante ni moom moo la ëpp doole mënoo ci dara tey mënuñu am lu ëpp li nga xamante ni moom moo di Mbaye Nder Aliou Mbaye Nder mu faaw ñu dalal ko fi nga xamante ni moom moo di ci ATM Talk Show TV waxtaan ak moom ndax dañ ko yàqamti woon ci wàllu musique la ñuy des ak yow ba léegi ci wàllu musique maanaam kañ la Aliou Mbaye Nder di teg lenge yi mais man bàyyi naa musique. oh je pense que calculer yàlla suñu borom moo ko moom. doomu aadama moom ñu dañuy jéem rek ak a sóob di calculer parce que calculer mu sotti suñu borom rek moo ko moom. ay doomu aadama la ñu xamuñu suñu dund kañ la ko yàlla di yamale. dañuy ñaan yàlla dimbali ñu dund am fan wu gudd wér gi yaram di gën a bégal njaboot gi. waaw projet Tek Lenge yi moom comme on est encore jeune je pense xalaataguñu ko. parce que àdduna daf ñoo soxla. pour ñuy wax ak ñoom parce que baat bi ñu yàlla dénk. ñu di ci wax lu jëm ci askan wi te di leen jariñ ñu ngi fexe di ko tàggat ba lépp lu ñu ci wax mu mën leen jariñ pour bu ëllëgee suñu jàkkaarloo suñu borom moom mi ñu baaxee ci biir askan wi. ñu nekk ay waykat. te mu mënoon ko def ñëpp mais defu ko ñëpp mu boole ñu ko def ñuy fexe xool nan la ñuy fexe di ko teg ba ko ci mel ni yow mii nga xam ni bu ñu wàññee say at ci sama carrière presque la ciy dese du bari. te am nga tey am nga chance su jàkkaarloog man fii ci New York. ci rajo bi ñuy wax ma ak yow. ci jamono dama déggoon nga waxoon ni da ngaa bàyyi musique. lan moo non j'ai jamais dit ça. amoon ay jamono j'ai failli. comme. t'as pas compris. ok damaa dem bay bëgg bàyyi musique ndax def ma musique pour am nit koo xamante ni bi daf ci am lu ko naqari. bi ma woyee. maanaam looy tuddee am lu ko naqari. mooy bëgguma way nit di ci génn àdduna te ça m'est arrivé ma woy son fan. te du benn yoon ay yoon la. waaw di mu jaral ko mu dem ba génn àdduna ci concert yi ñu bëggoon a ñëw yàlla dogal mu ñu ci ñëw ñoom ñu préféré génn àdduna du gulwaar mais xam nga carrière artiste lu ci mënti xew rek nit ñi dañ koy xam ba tax na bu ma sañoon sama musique du gaañ doom dara lu ci metti waaye mbëggeel dafa sori ci doomu aadama ba tax na ki bëgg nit da ngay paaraam mënoo mesurer mbëggeel gi sa doom ji bëgg doomu aadama bii te yàlla tax lu moo taxoon j'ai failli arrêter la musique. maanaam looloo taxoon nga bëggoon a bàyyi. alright. kon bàyyi bi da nga maanaam li amoon moo taxoon nga tudd sa lamine na ba nga waaye nekkul woon. non j'ai jamais dit que bàyyi naa my boy j'ai failli.
dem naa bay bëgg a bàyyi ndax li ma la expliqué léegi. lan la lay def booy way dégg ni am na ku dee ndax yow. waaw moo tax ma wax li ma la wax ni la bu ma sañoon damay maanaam def musique pour bëgg nit ñi bég waaye xam nga mbëggal doomu aadama kenn mënu ko nat. moo soo Tambacounda booy déglu ma koy way ma ni yéen sama fans yi maa ngi leen di ñaan lu ñu mën a dal moo ma gënal parce que ki la bëgg xamoo dëgëram bëggeelam te jaral na ko lu nekk ci àdduna te duñu koy bëgg di wax mais xam nga ki mu jaral mu bëgg nit ba génn àdduna kooku mbëggeelam sori na parce que bakken dafa xaw a doy waar waaye li mu ko jaral yow miy way sax xama woon ni niveau bi àgg na foofu ba tax na bu ñu sañoon dañuy bëggal rek waaye duñu gaañ. mbokk yi ñi ngi leen di jaajëfal di leen nuyuwaat bu baax a baax di leen fàttali duñu tàyyi si di leen ko fàttali ndaxte tey ndaanaan lañu invité ci li nga xamante ni moom moo di ATM Talk Show TV dañoo seetlu sa biir chaîne da ngay woy di fecc. pas sama biir scène sama kaw scène. waaw kon boog sa kaw chaîne. waaw artiste kon sa kaw chaîne du sa biir chaîne moom nañ ko def sa kaw chaîne rek. waaw donc comme tu es encore jeune donc il faut ñu lay dimbali. c'est bien mais yaa ngi ci biir chaîne bi n'est-ce pas. waaw maa ngi ci kaw scène bi. li ma bëgg wax mooy xam nga artiste. dafa war nekk entertainment. artiste dafa war nekk nit koo xamee ni que li ko soxal muy bégal doomu aadama yi. te nit fi nga gën a mën a jàppee sa moroomu doomu aadama wala nga gën ko fa mën a laal mooy li ngay yëg ci yow ci sa biir dënn sa biir xol nga koy transmettre moom mu di ko yëg. yaa xam da ngay am ñaari nit ci salle bi wala nga am 10 000 personnes ci salle bi. the same for you moom nga yemale. parce que toi tu es artiste tu joues pour les personnes mais tu joues pour toi-même. boo may seetlu bu may dukkat ci scène bi di dox sax dox laa wax dox di dem di jëli ndox pour naan wala may wodd wala may jël sama serviette pour fomp sama kanam fekk dafa ñàkk dana tolloog benn rythme bu nekk ci biir musique bi boo xamante ni dama koy marqué waale. parce que ku ne ci biir salle bi même su fekkee ñëpp musique bi jàpp na leen ba ku nekk ci li nga neex da ngay sóoraale ne am na benn nit boo xamante ni fonk na la sopp na la ba benn paa boo yëkkati daf koy xool daf koy marqué. ba tax na moom mi dagg xaalisam dagg paasam ñëw da nga ko war a bégal ci geste booy def ci sa biir musique ça c'est Alioune Mbaye Nder. dama dégg sa biir benn interview nga ne da nga tukki woon jàngi ji fecc. feccum Sénégal dañuy génn di ko jàngi. non du feccum Sénégal. xam nga tey jii bu ñu génnoon léegi studio bi bu ma la dëkkee loxo yi ñu bëree dinañ léewtoo. mais boobaa maa lay daan. non déggoo ma de fi ngay waxee laay waxee nga daan ma daan la amul solo bëre bi laay wax ah il faut nga déglu ma nag. waaw maa ngi lay déglu bu baax bëre bi laay wax mooy culture. sénégalaise. bëre def ci bokk way def ci bokk. fecc def ci bokk mais fecc bu tegginu. wax naa ko keroog dinaa la ko waxaat tey dañoo am suñu benn sëriñ bu baax yal na ko yàlla jàmmal te may ko gudd fan muy suñu sëriñ ji xalif général de Tijane sëriñ Babacar Sy Mansour. dafa am benn jour bu symbolique ci wàllu islam muy mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam muy gàmmu mu wax ci benn wax am na yeneen yu mu wax mais bi ma lay wax nii daf ma intéressé trop donte la yeneen ni intéressé ma mais bii dafa laal wàllu culture mais dafa wax boo xam ne que dafa laal suñu domaine mooy fecc mu tegginuwul ba tax na bien avant mu koy wax man Alioune Mbaye Nder fekkoon na may fecc waaye dama gën a dem am na peut-être 8 years ago ou 10 years ago ma dem Las Vegas ñaari yoon may def tournée mondiale ba pare su ma paree Paris France laay jëndee suma billet ci aéroport bi laa koy jëndee pour ñëw Vegas pour gën a parfaire suma fecc pour mu gën a tegginu. fecc ma am Sénégal suñu fecc cosaan la. waaye bëgg naa ko nga doon jàng nu mu tudd. the world fecc àdduna. non yooyu ay appellation la ay tur la rek mais fecc xam nga fecc la. fecc bi may indi fii
ba fecc bi ci digg ba tubaab bi sax dañoo bëgg ma jàngal leen sama fecc fekk ñoom li ñuy fecc li man moom lay jàng si boole kooku man sama culture pour mu gën a am ouverture mais li ma ci gën a soxal yëpp mooy mu tegginu ba nga xamee ni que képp ku mu munti doon ci àdduna di nga ko mën a seetaan voilà ñu ñëw wax ci li nga xamante ni moom moo jëm ci éducation askan bi Sénégal agression yeeg yooyu noonu bëri na en tant que porteur de voix yow ban gis-gis nga ci am. c'est pas bon nit dafa war a def yëfi nit parce que c'est vrai que ruux doomu aadama moo nangul ñàkk tekki doon tele baaxul parce que nit dina bëgg yow bëgg dem jëndi lu mu def ci biiram du ko am ba mu jaral ko sax mu dem ci guddi gi ñëpp di nelaw mu dem def naka su dul noonu moo xam mu lucide moo xam mu bañ a lucide waaye li yee loolu mooy ruuxam moo nangul ñàkk a tekki ba tax na bu sañoon bu xëyee dana fajal boppam ay soxlaam mooy li ma neex mooy dafay dellusiwaat ci comportement doomu aadama dafa war a xool li muy def ndax lu baax la ndax lu safaanu la parce que nit mënut a weesu lu dul nit yàlla ko sàkk def ko nit binde ko bindin bu matul ba tax na am na yenn dérive yoo xam ni doomu aadama bi daf koy faral di def waaye suñu delloo ci comportement bu baax jéem a fexe jéem a tabax benn société boo xam ni que nit ñëpp tey jii nañ ci mën a gis seen bopp su boobaa suñu réewu Sénégal dana jëm kanam mos bi mu mujjee génnee avant may ñëw tournée dama ko tuddee jeunesse su Sénégal parce que way nañu ci mbëggeel plusieurs fois et teewul ba léegi agression yi ci biir mbëggeel moo xam jëkkër ak jabar la moo xam ñaar ñi xaritoo la moo xam parce que mbëggeel yamul rek ci jëkkër ak jabar boo soppee nit def ko sa nit li la war mooy yéene ko lu baax di ko jéemal lu baax di ko fexeel lu baax comme déggunuñu wala déggin bi dafa xaw a manqué moo tax ma ñëw ci la jeunesse pour ñaax sama jeunesse su réew donte le metti na ñu bëgg liggéey bari nañu ñu bëgg a tekki bari nañu waaye nañu ko gëm parce que ñoom mën nañu nekk ëllëg avenir du Sénégal dama dégg benn rumeur boo xamante ni dafa ump sama bopp te leerut ci man muy maanaam sa doom boo xamante ni dañ ko tuumaal ci wàllum am nit yoo xamante ni moom moo leen jiite ci wàllum ndëngte ma bëggoon a xam loolu lu waaw je reviens toujours ci li ma la wax mooy comportement xam nga man tey kilifa laa bu nekk sama biir kër yor sama njaboot xam naa sama njaboot xam naa li ma leen yare te dama nekk artiste boo xam ni que malheureusement pour ma fille parce que je suis son père et je m'appelle Alioune Mbaye Nder bu affaire bi doonoon 1 danañ ko multiplier def ko 20 mais je comprends ce qui est l'essentiel mooy kilifa goo gis am na nu mu bëgg a yare njabootam da ngay yar sa njaboot ci biir kër mu génn ci mbedd mi yaral ko boppam mais lu mën a xew don't give up your family il faut toujours être aux côtés de sa famille loolu la gëm on rectifie et on avance. kon ci maanaam ci gàttal ni ma la déggee mooy que njuumte boobu ñu ko takkal daal boo moytu moom. non du ma dugg ci détail yooyu. li ma lay wax mooy en tant que kilifa. man responsable la boo xamee ne que bi may ñëw fii ci yow ci rajo bi. loolu mi ngi ci sama kaw. bi foo may ñëw internet yi wax nañ ci ku ne wax na ci waaye li ma lay wax mooy. sama njaboot reste sama njaboot. mais bi nga ko yëgee lu mën a xew bi nga ko yëgee nu la def xaaral ma àggalee sama njaboot. lu mën a xew reste sama njaboot. li ci biir du ma ne naan lii la wala lee la am na lu xew loo xam ne sama biir njaboot la xew. te kilifa laa comme xale yi li ñuy def ci biti
seen parents yi duñu ko xam lu mën a xew ci àdduna ak lu mu mën a doon il faut rester grand rectifier et avancer. jërëjëf Aliou Mbaye Nder ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di la remercier. waxal ci micro bi may boy. voilà. non c'est que ne grand bi dama ko bëgg ndeysaan dama ko bëgg ba nga xam ne su may wax ak moom sax du ma bëgg lu rek naaw ci koom def ni fan fii di def daal di koy langaamu. non problème su ko defee ñu ñëw ci li nga xamante ni moom moo di xew-xew bi nga xamante ni moom nga fi amal fii ci New York. waaw xew-xew bi nag xew-xew la boo xam ni que ñun ñëpp ñoo ko bokk. comme ni ma ko waxee toujours bëgguma ci dara séntuwuma ci dara dama ñëw comme guest nekk fii ci Amérique rajo bu mel ni suñu Afrique organisé ak waa Esobis ma ne fii di artiste war a def promotion culture sénégalaise culture africaine ñu invité ma ci ma yaakamti ko lool ndax Amérique surtout New York dafa nekk lu rëy ci man te dafa am lu bari lu mu symboliser suma carrière ba tax na incha allah xëy na sax am na yoo xam ne duñu ko mën a wax mais suba daal bëgg naa ñëw bégal ñëpp vraiment may leen concert boo xam ni que loolu laa gëm te xam naa ni ñu ngi koy pare mbégte la bu mag ci maanaam yow daal pare nga daal pour jox leen ko en live moom yee mais mu tàng jër waaw incha allah lépp neex mais ana sa appel yi da nga coupé téléphone appel yi mënuñu ko taal parce que ñi ngi nekk ak yow di waxtaan ak yow. il faut gars yi dugg waxtaan ak man de. gars yi ñi ngi woote boobu ba léegi si téléphone bi mais man maa jëlul. il faut nga jël nag il faut nga jël nag man maa ko jëlul. te dugg nga ci domaine yoo xamante ne bii il faut gars yi woote ji. non gars yaa ngi dugg mais tey moom affaire bi dama si gars yi man la rek naa ciy toog waxtaan ceeg ak yow. su ko defee mooy loolu yaa ma gën a xam. waxal ci micro bi. ay ca Mbaye Nder daal di koy bàyyi daal di dem ci ki nga xamante ni moom moo di DJ Khoule tey lan ngay wax ci bés bi nga xamante ni moom ngeen amal fii ci New York. daanaka ñu ngi koy waajal ndax ñun dañ koy tuddee le retour de Nder. ATM su ma nee la Sénégal. boo doon calculer 3 ñi fa dàqawaay. kenn kaa ngi toog fii. mooy Mbaye Nder mi. non je ne dis pas blague. merci beaucoup man duma taxaw ça c'est généreux. neexaluma ko mais je dis la vérité. en musique faut écouter. les paroles de Nder. mélodie de Nder. les rythmes de Nder. peccum Nder. non mais on se dit la vérité. bu dëgg ku gis ne nen da nga naan nen a ngi. Badou. mais c'est que ñun Sénégal c'est malheureux. lu ñu naa du ñu gërëm ñamu daaw. dañu gaaw a fàtte. et on comprend c'est la génération on comprend mais des monuments comme ça. nekk yow di dund. faut faire ce que tu dois faire. bu dee acteur culturel nga. Nder bu ñëwee ba fii El Hadj rey si tànkam nit ñi rey seen tànk pour affaire bi am c'est vraiment pour les Sénégalais qui sont à New York. ñu xam ne Nder est là il va jouer pour eux ñu bëggee. loolu rek moo ñu fendi ñu bëggee waaw ayca kon mbokk yi ñoo ko déggandoo ñu daal di bëggee comme ni nga xamante ni moom la ko DJ Khoule waxee tey nag ñu amaloon ki nga xamante ni moom moo di Aliou Mbaye Nder fii ci ATM Talk Show TV rajo ñu leen koy fàttali ATM Talk Show TV rajo di leen jaajëfal di leen jéggalu bu baax a baax ci ñi nga xamante ni ñi ngi doon woote mënuñu leen woon jël ñi ngi leen di jéggalu bu baax a baax parce que ñi ngi nekkoon di waxtaan ak grand bi te Aliou Mbaye Nder moom ndaanaan la bu mag ndaanaan la boo xamante ni. mais man sans problème ma toog wax Aliou. Aline kon aywaay Aline aywaay tàmbali. ATM ñaata at nga def ci dëkk bi. kan man def naa fi loolu noonu. grâce rajo nga nekk maa ngi fi loolu noonu. non waxuma loolu man xam nga dama la gis benn bis ci restaurant. ban restaurant la boobu. est-ce que du Baobab. Baobab. I don't know. ñu toog ñu reerandoo. ba pare di nga ma fay publicité bi. non dama lay wax rek. waaw. ñu reerandoo ma ak yow ñu waxtaan. ndeysaan. nga sol garam bu rëy. bind ci ATM. ma xool ko rek ree. ndeysaan. ma xam ne tu fais ta propre promotion. et ça c'est important. comme tu es encore jeune. je sais que am nga yoon. mais dama lay wax. il faut nga ubbi téléphone yi. nit ñi woote ci émission bi. wax li ñu xalaat. ci yow. ak ci man. kon boog defe naa ni ñoo ko déggandoo li si des ci temps bi bëreetul képp koo xamante ni bëgg nga. même bu dee deux woote personnes ñu woote woon mën nañu woote gaaw su ko defee ñu daal di leen di jël léegi le temps que temps bi di jeex ah ñi leen di fàttali numéro bi muy 212 219 9695. 212 219 9695 képp koo xamante ni bëgg ngaa waxtaan ak
Alioune Mbaye Nder nga daal di woote su ko defee ñu passe ko nga wax ak moom lépp loo xamante ni bëgg nga ko wax ci biir émission bi waxaale tamit ci programme bi nga xamante ni moom la amal te defe naa ni. suba la suba de. te suba la suba. incha allah dana tàng dana neex. Saturday night ngeen am ko ci Alioune Mbaye Nder amoo leen ko ci club américain yi bii yoon da ngeen di ñëw Nder jàkkaarloo ak yéen di leen woyal di leen feccal ngeen di bég seen xol di neex xulle. waaw lu am solo la. lu am solo la nañ ko waajal rek te xam ne li may wax ne climat bi a changé dëkk bi sedd na. bu fi Nder jógee. 31 décembre moo fi amaat balaa programme di amaat yàlla rek xam. kon nag na ñëpp waajal. non mais attends Ouais. dama bëgg a joxe benn exclusivité Ouais. maye naa bii pour suba bu neexee ba neex. ma mayewaat beneen ci décembre bi incha allah. déjà ci kon nag te bu boobaa damay ragal sax ñu def ko biir Harlem. nañ ko préparé kon di remercier bu baax a baax ki nga xamante ni moom moo di président consul moom mi yëkkati ticket daal di ma koy may ci Alioune Mbaye Nder. ku la ko may. kii consul. Monsieur le consul. Monsieur le consul. waaw on a été le voir hier c'était hier. avant-hier. On était le voir dem nañ gisi ko. en tant que kilifa goo xamante ne bi moo fa représenté ji toute la nation. kilifa gu baax. waaw muy ku baax ku humble ku am ouverture. et je pense que li ko war rek moom la def. parce que ñun suñu fës kilifa. fii ci Amérique surtout ci New York ci moom la tàmbalee. ndeysaan di ko jaajëfal bu baax a baax a baax a baax monsieur consul moom mi nga xamante ni moom moo ma jëndal ticket bi pour ma dem fële ca Alioune Mbaye Nder maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax mbokk yi di sant bu baax a baax képp koo xamante ni yaa ngi déglu li nga xam ca Baobab di bëggee mbokk yi bu baax a baax ki nga xamante ni moom moo di Père Fall sa coon sekk bi tey teguma ko tey Alioune Mbaye Nder moo la ko xañ xam naa ni dañuy bàyyi ba next week rek ñu daal di la koy jox di bëggee bu baax a baax képp koo xamante ni yaa ngi ñuy déglu da nga bëgg am loo bëgg wax. xanaa rek di wax nit ñi ndax bëri na ñuy envoyé message di laajte affaire bi ba na lay tàmbali. 7 heures la ñuy ubbi bunt bi. du yëfi sénégalais SOBIS yëfi tubaab la yëfi américain la si on dit 7 heures c'est 7 heures la ñuy ubbi bunt bi à 8 heures am nañ 3 artistes yoo xam ne ñooy jiitu African Kill DJ Maréchal bu Avricos Ras Eco Nasta bu Ghana ñoom ñett ñëpp dañuy def performance bu ñu paree Alioune Mbaye Nder va prendre sa place lu guddi gi di gën a avancé nag yaram wi di gën a tàng bu ñu fa newee rek Nder ne fa ñu at dem ak ñoom ba heure bu ñu sonn ñu dem ba mu sax ticket yi $25 la na ko nit ñi xam kon daal ñu waajal ko. ticket yi $25 kese ngeen ko def. $25 la kon nit ñi nañ ko waajal. waaw. mais $25 dafa tuuti yow $25 kese. Nder nee na bëggu si dara. non loolu moom. pour ñoom la man moom dama leen may concert bi. non da nga leen ko may. waaw man dama leen ci participer. El Hadj nee na ma. 25 avant bu ñëwee si buntu bi Mor mën na fa taxaw. Mor waaw. déjà daal ticket yi ils sont available ku bëgg mën na ma oo mën na oo El Hadj yow buñ la oowee sax mën nga joxe coordonnées yi ñu jël ticket yi. waaw ba tey buñ ma woowee amul benn problème su ko defee ñoo ko déggandoo daal di leen di woo El Hadj Ndaw mun ngeen woo ba tey di ji xulle waaye tamit ba tey mun ngeen woo jantal animateur best of the animateur in the world fii ci New York moom it mu daal di leen jaay ticket yi. man loolu moo may rek ne jantal animateur quoi. jantal animateur mais jantaluma. hey my boy yes. jantaluma grand. si my boy si. waaw ayca di jaajëfal di leen jaajëfal bu baax ñu bàyyi la Mbaye nga daal di tàggatoo la. waaw mais maa ngi kontaan trop nag vraiment ci waa Amérique en général parce que état yi nga xamee ni que dem naa fa bari na macha allah te fu ma ci mënti dem damay gis nit ñi ni ñu àndee ak seen sago mais aussi ànd ak cofeel bu wóor du ma mën a lim tur yi mais daal na ngeen jàpp ni jàpp naa leen te yàgg na dama leen a gën a jàpp. maa ngi wax ñëpp incha allah ñu ñëw suba pour ñu béggandoo pour gën a fesal culture sénégambienne muy diggante Sénégal ak Gambie comme ni ma ko waxee rek li ma indi ba tax ma ñëw fii mooy béggal doomu aadama yi pour ñun ñëpp ñu retrouver wu et je pense que incha allah ça va se faire. allo kontaan naa. salaamaaleykum. waaleykum salaam. ATM Seck. waaw maa ngi lay ziar bu baax a baax tur bi nag laa ak fay wootee. delloo ziar Talla Ndiaye la. Talla ñu ngi lay ziar. delloo ziar bu wér a wér. alhamdulilah da nga bëggoon a wax ak Alioune Mbaye Nder.
waaw mais bëgg a wax rek kontaan ci émission bi xam naa ni moom dina bokk bu newul bes ci émission yi nga xam ne moom nga def ak yi ñëwagul sax xam naa ni émission du ko dax am na solo jàngat nañ ci lu bare xam nga conseil yi et tout macha allah daal yaram daw na xam nga ndeysaan merci beaucoup waaw ñu ngi teewlu bu baax a baax en plus kontaan nañ trop nga am invité xam nga invité artiste bu tool ni Alioune Mbaye Nder du ku ndaw macha allah def na lu nekk ci musique Sénégal xam nga comme lu DJ Khoule wax rek mënoo lim ñaar ba man dama naan kenn dàqu ko way Sénégal merci comprendre kenn gënu ko nekk artiste xam nga lu bëri mën nañ ko roy ci moom lu bëree bare xam nga monument la quoi jërëjëf monument la donc kontaan nañ trop xam nga te doyaluñu aussi tamit ci émission bi mais on comprend parce que lu neex daal du doy quoi lu neex du doy dëgg la Talla xam nga bu ñu mais Talla yaa ngi préparé suba incha allah dagg na allo waaw mais yow de def foo nga wax mais boy foo waxal ci micro bi 1 minute moo la décédé waaw fàttaliku bi laa bëggoon Aliou Mbaye tojal ma ko rek fàttaliku bi ay ci kon da tëjal ko fàttaliku bi nee na tur bi naka la fàttaliku sama doom bi ay ci fàttaliku bi waaw dama ni li may wax nag day laal en premier sama doom parce que dama way morceau bi ndeysaan morceau bi génn sama jabar jooy ñu koy dégloondoo sama oto mu jooy man ko looy def nii mun ma yaa ngi mel ni kuy génn àdduna man ko yàlla na yeex waaw dama way pour man pour sama njaboot ak ñi nga xamante ni bi aussi am nañu njaboot muy fàttalikul doom suma sonnee bilaay yow yaa ko waral bu ma sañoon di ngeen góorgóorlu ngir ëllëg lépp lu ma fi mën a bàyyi ngeen aar ko sakkanal ko ngir seeni doom di samay sët ginnaaw jant bi sona mooy le soir maanaam xëy amatul parce que passé nañu 8 heures ginnaaw am xëy amatul loo mën a def dal ci ngont mi jërëjëf ñi ngi koy jaajëfal bu baax a baax waaw mënuñu ko toj parce que daal temps bi jeex na di jaajëfal képp mais suba rek bu suba ma toj ko ci soirée bi incha allah comme dañu yaa ngi ñu doon déglu ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax mbokk yi di leen jégalu bu baax a baax ci li nga xamante ni moom la ñu faussé tey indil leen ki nga xamante ni moom moo di Alioune Mbaye Nder xam naa ni moom ngeen gën a soxla fi nga xamante ni moom moo di si studio bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen jox dig daje ba beneen yoon ci 8e Talk Show TV comme ni ñu leen ko tàmbalee di jaajëfal mbokk mi nga xamante ni moom moo mujj dugg noonu muy suñu dernier auditeur di ko jaajëfal xam naa ni fàttaliku bi moom bu fekkee da nga kaa bëgg fàttaliku boo fekkee ndeer ca bërëb ba dina la ko fàttali incha allah rabbi xam naa ni du moom dong moo ko bëgg a fàttaliku am na ñeneen ñu ko bëgg a fàttaliku ak man mii toog sax dinaa ko fàttaliku si ay ca kon jaajëf ñu ngi leen jox digg ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf Ok, salut à tous, c'est Gims. C'est pour vous annoncer ma venue au Sénégal le 21 décembre avec mon frère Dadju pour un concert en commun, concert historique à Dakar au Sénégal. Restez branchés, c'est super important, ça va être historique. À suivre.